Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. waaye yàlla mi ngi toog ci aras di leen seet may wax sénégalais ne fii ñun rek ñoo mën a yeewi suñu Sénégal ñoo mën a yeewu mu jaam ñoo ko mën a dagg kenn mënu ko dog révolution nag day am prix liberté day am prix kon na ñëpp takk seen digg du yomb dana métti waaye bu leen fàtte ni yàlla mi ngi ak ñun ma ci profité pour xamal sénégalais yi ne leen bakkanu Ousmane Sonko mu ngi ci loxo régime Macky Sall bii parce que ñoom xam nañu ne daanu nañu mënuñu am dëgg fenn lépp lu ñu tabax complot bu ñu laal ci suba balaa ñu midi mu feeñ jaaxle nañu jànnaxe nañu lii leen pexe bi ñu am mooy lan arrêté ko jéem ko faagagal te dinañ ko fexe pour posone ko parce que fañ koy dugal poison la loolu la mooy seen objectif la ñu soxla mooy teg ko loxo dugal ko ci néeg boobu rey ko mu dee mooy dañ koy téye foofu ay fan ñu bàyyi ko mu dem fekk nooy yi na posone bés mu dem Côte d'Ivoire ñi ngi di rey premier ministre Côte d'Ivoire bi ngi ci jafe dañ ko empoisonné yooyu yëpp ñu koy wax sénégalais yi te Ousmane Sonko na takk fitam bu jënd def conférence de presse douleur ci ginnaaw moom ñëpp am nañ ko mais à part ça mi ngi ne cocc dara dalu ko douleur de muscle la ci ginnaaw boo toog di bind danga koy am kon tey enjeu bi mooy na sénégalais yëpp taxaw parce que injustice mënuñu continuer ci biir réewum Sénégal mënuñu comprendre réew bi nga xam ne jël nañu nasaxal nañu assemblée nationale ngàcc ko ba pouvoir yi mu am tënk na ko ci loxoom di woote ay couvre-feu fii ay kërën teg loxoom ci justice moom ak ay nitam di doxal sa yeneen fexe di agresser di terroriser askan mbooloo mi moo war a am ful ak fayda ñu jóg taxaw xeex bi wallahi du xeex Ousmane Sonko xeexu ñëpp la c'est le combat de tout un peuple ñu xam ko bu baax bu leen kenn nax ñuy toog ci télévision yi di wax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar di wax ay waxu jàmm woote jàmm ñooñu ay naafeq lañu parce que bu doon jàmm ji ñu war a woote mu ngi dëgg dañuy wax Macky Sall dëgg ak régime bi moo tax démb lan nga gis ci plateau Nene lu mel moom Nene mi nga xam ne mooy piloté débat bi sax dafa jeng ci timing bu muy joxee moo tax Mbodj ñu ngi koy sant di ko gërëm fees de place am mayul Nene fenn fu mu noyee mayul le menteur El Hadj Diouf le violeur là mu déroulé mais mayul Omar xaw ma lëndëmal askan naan leeral askan lëndëmal askan bi mu déroulé moom dëgg nañ ko quoi moom depuis Ousmane commencé politique Omar leeral askan bi problème nga am ci Ousmane Sonko parce que mënoo ko accepter mënoo ko digérer da ngeen di sonal sa bopp kooku yàlla la moo koy def moo tax yow plateau Ndoumbéla bi ngeen toog nii di ci xotteeku bu leen sonal seen bopp bu dee communication la askan bi xam na fu dëgg ne ba pare loolu moom leer na te nen ne na xoolaat boppam parce que émission bi mu am na muy Ndoumbélaan ñu koy suivre te moom mu koy piloté na taxaw ci digg bi tant de part tant antenne yi muy jox ay invité na ko respecté moom nen ne na respecté tant d'antenne bi doo jox El Hadj Diouf 16 minutes mu wax nga ne Mbodj na wax 3 minutes 4 minutes wala nga ko bëgg a interrompre c'est malhonnête cette dame là de Ndoumbélaan nen ne loolu du nit ku jub bu ko def sa parparo dafa feeñ am nga émission bu baax mais bul yàq crédibilité émission bi
soo amee invité da nga leen di bàyyi ñu développé da nga leen di yemale munoo jox kii 15 minutes 16 minutes mu wax nga ne keneen ci 5 minutes way kooku su nekkee ci dëgg nekk ci lancé bi nga xam ne mu ngi yee sénégalais yow ne ne nga interrompre ci ay question wala kii loolu da nga koy bàyyi mu développé moo tax Mbodj ñu koy sant quoi loolu moo am ci Ndoumbelane fu dëgg nar a leer rek ñi la demal ko te yow ne ne journaliste la boo leen di wax da ngeen di wax seen akulaay talaax wax leen dëgg te yàlla tax vous n'êtes pas plus intelligente que les Sénégalais ne ne ñun ñu toog di xool seen plateau yi boo leen di def seen jikko yi dañuy xam ne vraiment ay fenkat ngeen quoi vous êtes tous des manipulateurs surtout rawatina yow ne ne parce que sa patron dafa am mouvement politique à travers action yi ngay def ci Ndoumbelane soo yu invité nit te kooku nekkul seen côté rek dëgg lay wax te yàlla tax rek nga koy gàllankoor ci ay question wala di ko freiner wala di ko jéem a empêcher mu développer quelque part dañuy ne woy parce que da nga par longueur ci sa plateau waaye par longueur parce que sa président sa patron dafa am cellule dafa am mouvement politique kon yow yaa ngi joué beneen rôle bi nga xam ne kiy toog ci plateau bi soit dafa ànd ak Ousmane Sonko Pastef la ou bien àndul ak moom comme nu mu tudd Dame Mbodj société civile la bokk waaye ragal yàlla di wax dëgg te yàlla tax nga koy empêcher pour mu wax ñun mun nañ ne parce que quelque part yaa ngi sóor Bougane Dany Diop mu yore mouvement gëm sa bopp loolu mun nañ ko xalaat ñun ñuy seetaan mun nañu xalaat ni injustice boobu yow nen na kume yow mi animé émission bi dangaa jàng te na ngeen ragal yàlla boo leen di wax boo leen di jëf sóor leen yàlla buur bi ngeen sóor yàlla buur bi loolu mooy dëgg nit day ragal yàlla ak jullit day ragal yàlla jaamu yàlla day ragal yàlla di jëf dëgg di wax dëgg lépp looy dugg rek sa xel na dem ci yàlla lépp looy dugg rek sa xel na dem ci yàlla ak sa bàmmeel tey Sénégal gis nañ ay organe de presse ñi nga xam ne ñu ngi fii dañuy bàyyi dëgg di wax fen dañuy jël fen def ko dëgg jël dëgg def ko fen parce que enveloppe bu ñu leen jox wala chèque bu ñu leen di jox mooy ñëw ci Daouda Mine waaw jaajëf jàmbaar da nga def rasta ça va waaw waaye sant de maa ngi direct ci live bi waaw aha waaw ñu ngi ci kawam waaw noonu la na ngeen jàpp ci réunion ci manifestation en Italie alors donc da nga bëgg a participer ci live bi wala waaw d'accord waaw maa ngi ci kawam tey dóor mu daanu la bu rox yaxee maa ngi fi waaw ok donc boo amee ay gan ñi nga invité da nga leen di jox gëdd jox leen respect yow nen ne ci sa émission Ndoumbelane nga bàyyi leen ñu développé askan bi toog di leen seetaan di leen déglu ñoom moom Ndoumbelane mais du yow nen ne du Sen TV bu dee yéen ñiy toog di développé foofu waxtaan rek askan bi du leen seetaan dañ ko créer pour waxtaan pour mun a leeral askan bi ngeen bàyyi askan bi seetaan nga bàyyi kuy wax mu développé mais ay parloo nen ne da ngay parloo soxna si loolu moo rafetul moo tax Dame Mbodj ñu ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaayam mat na place am waaw lii na ko gars yi xam ñi dem ci plateau télévision bu leen nangu kenn benn animateur
di leen diri ci li nga xam ne lu ñàkk fayda am leen fulla fayda bu leen bëggee interrompre ngeen bañ ngeen toog seen ligne de conduite wax Sénégalais yi déglu leen amul tendresse bi su nga perturber émission bi wala ngeen claquer porte bi ngeen démissionner bu leen nekk complice ay ñoom nen na ñiy toog ci ñu belal nii wala ay jàkkaarloo soo buggee wax rek ñi xam ne yaa ngi yee askan bi ñu coupé la waaw ñu coupé la yooyu yëpp ay ñoom ñëpp ay xeetu complice lañu ci régime bii ngay gis nii nga ñëw ci ngeen ñëw ci nu mu tuddati boo jógee foofu nga ñëw ci ngeen ñëw ci nu mu tuddati jàkkaarloo gis nañ fa li nga xam ne ñoom li leen tere siw mooy Ousmane Sonko parce que démb Bouba wax na ko oui pourquoi Ousmane Sonko du ñëw TFM lu tax waa jaajëf jàmbaar waaw maa ngi yàlla nit ñi waaw d'accord waaw jàkkaarloo dëmb mais Bouba finalement mënul ko muñ la mu lokkoon yëpp daf ko jënne Bouba Ndour parce que dem na ba mu ne woy pourquoi Ousmane Sonko du ñëw TFM lu tax Ousmane Sonko du ñëw groupe Futurs Médias lu tax bu ko TFM invité du ko jël mais Bouba Ndour Ousmane Sonko su boycotté TFM c'est parce que seen taxawaay ci réew mi moo salte Bouba Ndour parce que taxawaay TFM groupe Futurs Médias taxawaay naafeq la taxawu leen ci dëgg te yàlla tax taxawu leen pour jàppale sénégalais yi ci dëgg te yàlla tax Bouba Ndour Ousmane nit ci dëgg la moo tax du ñëw toog ak ay fenkat ay naafeq dugg ci organe de presse bu mel ni groupe Futurs Médias toog di débattre ak ñi nga xam ne du ñu mus a wax dëgg te yàlla tax toog ak ñi nga xam ne dañoo ragal Macky Sall ba duñu ko wax dëgg ñeme yàlla Ousmane Sonko bokkul ak yéen te du mus a toog TFM Bouba Ndour kooku bu sono sa bopp loolu mooy dagg seen xol yéen waa TFM te buñ ñu dëggaloon wallahi Pastef du teg tànkam TFM ci plateau TFM moo xam jàkkaarloo la moo xam interview la moo xam RFM matin suñu ma dëggaloon benn responsable politique bu bokk Pastef wala militant Pastef du teg tànkam groupe Futurs Médias ba muy am émission ak yéen parce que seen taxawaay leer na ci bopp sénégalais yi taxawaay naa fekk ngeen doo leen wax dëgg doo leen wax ko dëgg yéen a ngi nii ànd ak RTS dem di préparer ay interview Bouba Ndour di interviewé Adja Sarr bi nga xam ne dafa fen toog di xaar bu ñu yëkkatee immunité parlementaire Ousmane Sonko rek ngeen jëndee seen interview bi Adja nekk vedette pour ngeen mun a contrecarrer Ousmane Sonko gën koo enfoncer mais ndok bi nga xam ne yàlla may na sénégalais yi xel ñiy xalaat di xam di ci xel yi di ci ràññee mu leen di njëriñ yàlla jàppale ñu ba dëgg taxaw Bouba Ndour seen complot boobu yow TFM futur groupe Futurs Médias ak RTS du jàll parce que sénégalais yi yàlla sutural nañu ba xàmmee nañu fen ak dëgg loolu moo tax Ousmane Sonko seen chaîne de télévision du fa toog soxlawu ko gis nañ taxawaay Youssou Ndour bokk na ci complot bi Bouba Ndour Daouda Mine fan la nekk TFM Daouda Mine di naan ay d'autres poursuites contre Ousmane Sonko yan poursuites contre Ousmane Sonko ils peuvent avoir d'autres poursuites contre Ousmane Sonko journaliste bu taxaw di wax dëgg yow au lieu nga toog xaar Seydou te yàlla tax ngay fen le journaliste Daouda Mine muy benn exemple yéen ñuy toog ci plateau jàkkaarloo yéen ñëpp
ku fa gën a ragal yàlla mooy Pape moo fa ragal yàlla moo tax démb toggul seen TFM Pape Djibi Fall moom rek moo fa nit ku dëggu bu waxee danga koy déglu nga xam ko kii du parparlo day wax dëgg te yàlla tax parce que ca yarin bi la ak xiimaan bu mu am ak dëgg ju muy wax ak gëm yàlla parce que Youssou Ndour yorul sànxalam parce que Youssou Ndour yorul wërsëgam parce que Pape Djibi Fall lu mu jàng journaliste du Youssou Ndour moo ko jàngal daf ko xeex mu am ko mu lew ko te lépp lu muy dugg dana ci xalaat yàlla ak yonent bi ak bàmmeelam da ngeen wutee yow Bouba Ndour loolu mooy dog sa xol wallahi Ousmane Sonko tànkam du teg TFM kooku bu leen sonal seen bopp du ñëw du leen wuyu parce que nitu naa fekk ngeen ay safara doo leen wax dëgg 60 millions yi ngeen di jot aide presse yéen rek ak ki nga xam ne kii moom groupe Futurs Médias mooy Youssou Ndour dafay bokk ci ay complot bi loo xam ngi ci biir ba pare dafay jël fen def ko dëgg jël dëgg def ko fen Youssou Ndour ñaata at Youssou Ndour mi ngi fii Abdou Diouf nekk fi Youssou Ndour dem ak Abdou Diouf mu dem ba Abdou Diouf bëgg a daanu Youssou Ndour jënd ay fetalam xeex Abdou Diouf daanu Ablaye Wade ñëw Youssou Ndour ne dagaj ànd ak Ablaye Wade dem ba Ablaye Wade ca pandaw ko mu ëlbatu ko xeex Ablaye Wade bu xam ne Ablaye Wade mu ngi daanu Macky Sall ñëw Youssou Ndour ne dagaj ak Macky Sall waaw dem na mi ngi ak Macky Sall di fen di sos ci ay complot loolu yëpp lan la parce que day liggéey ci kaw Sénégal taxe ak impôt yu mu war a fay moom la Youssou Ndour bañ a fay te bu soobee la kii de alalu Sénégalais di nga ko gox yi di ngeen ko fay yéen groupe Futurs Médias intérêt boppam rek lay xool Youssou Ndour musul féete ci côté peuple toujours pouvoir bi rek moom mooy Mor Dajee ku ñëw mu ànd ak moom pouvoir nguur ku ñëw rek Youssou Ndour mi ngi ci ak ñoom te pourtant gannaaw yàlla ak yonent bi fa mu egg tey ak la mu am peuple Sénégal moo ko jox mais dafay toujours di wor askan bi ay fekkee ma si boole ak yooyu yëpp pour fen rek moo tax Bouba Ndour bul sonal sa bopp seen plateau jàkkaarloo bi non doo leen am Ousmane Sonko seen groupe Futurs Médias TFM bi Ousmane Sonko du fa toog parce que seen chaîne de télévision bi ak seen organe de presse yi seen lops yi yéen a ngi ci ay complot sur complot da ngeen di fen suba fen guddi fen bëccëg saa yoo leen jógee rek yéen a ngi fexe nag ngeen di tuumale sénégalais yi di teg ay fen ci deru sénégalais yi ngeen yaakaar yéen vous êtes plus intelligent que les sénégalais man Pastef suñu ma naroon dëggal benn militant Pastef du teg tànkam groupe Futurs Médias benn militant Pastef du ñëw fekkee émission jàkkaarloo moo tax kii pilote émission jàkkaarloo mu ngi kaas naan way Pastef bu ñu leen wooyee Këranka El Malick non Pastef moo war a bàyyi groupe Futurs Médias parce que c'est une télévision complotiste contre le peuple sénégalais na sénégalais xam loolu groupe Futurs Médias barke Alxuraan Karim mooy chaîne de télévision bu nga xam ne complot contre le peuple moo koy def ay tooxi doona rek fet rek suba ngoon guddi bëccëg sos parce que pourquoi kii moom groupe Futurs Médias moo ñëkk a malhonnête c'est un escroc il a escroqué le peuple sénégalais il travaille sur le dos du peuple sénégalais pouvoir régime bu ñëw mu ànd ak moom mais ku ñëpp tifli nga tooy Mor Dajee mooy Youssou Ndour Bouba sa grand frère boobu il est très malhonnête très malhonnête moo tax vous ne verrez jamais Ousmane Sonko ne te fatigue pas Sonko ne mettra jamais ses pieds dans cet organe de presse parce que faj yamu leen fajoon ci grand QG même sa journaliste boobu xaw ma naka Diallo ba mu ne ko xanaa da nga ma guuxal faj yi mu leen faj ñun dem yoonam moo leen métti du fa toog de jamais kooku c'est kooku moom c'est tëj nañ ko léegi li am
ngeen seen enregistrement yow groupe Futurs Médias TFM dem ngeen def seen enregistrement yéen ak RTS ak Adja yéen a ngi xaar léegi ñu yëkkati immunité parlementaire Ousmane Sonko après ngeen balancer yooyu pour jéem a dugg ci xelu sénégalais mais ñàkk jom ñàkk fulla ñàkk fayda seytaane naafeq loolu du jàll parce que sénégalais yi xam nañ yeewu nañu ña doon nelaw yeewu nañu am nañu xel ñi ngi utiliser seen xel di ci xalaat di ci xam di ci xel mu leen di njëriñ taal nañ seen xel yi ubbi seen bët yi ubbi seen nopp yi ba sénégalais xam nañ fu dëgg feeñ groupe Futurs Médias bu leen sonal seen bopp ci Pastef ak Ousmane Sonko RTS bu leen sonal seen bopp ci Pastef ak Ousmane Sonko waaye 7TV Maymuna bul sonal sa bopp ci Pastef ak Ousmane Sonko même problème la Maymuna am waaye Ousmane Sonko maa koy invité dama fa ne Ousmane Sonko dina topp si seen plateau télévision naafeq yi ngeen doon non jamais soxlawuñu ko ñun bu ñu bëggee communiquer journaliste yi ñoo koy wut waaw presse bi il faut que Ousmane jënd pour presse bi liggéey wax pour presse bi mën a liggéey ñun suñu bëggee communiquer jot na TV soxla ñu ko télé ci poste donc yéen a ànd ak Macky Sall di xeex sénégalais yi na ko sénégalais xam noonu groupe Futurs Médias 7TV RTS ak Ndoumbelane ñu ngi ni yéen a xeex sénégalais parce que ñaari boor da ngeen di matt di ëf na ngeen jël seen responsabilité ngeen féete rek fi ngeen féete ngeen bàyyi askan bi mu xeex parce que ñun ak yàlla la ñuy àndal te wóor na yàlla askan bi la àndal donc combat bi tey foofu la toll danañu bindaat histoire Sénégal comme nguur gi dafa falsifier histoire Sénégal di ko nëbb ñun citoyen sénégalais ñooy bindaat histoire Sénégal moo tax ndaw ñi ma di leen xamal la jeunesse sénégalaise seen avenir moo nekk en jeu bu leen kenn fàtt bu leen kenn rey ñuy toog ci plateau télévisé naan ay journalistes ay chroniqueurs lañu du ñu wax dëgg ñoom ñëpp dañuy jot seen xaalis seen enveloppe ñoom ñëpp ñu ngi féete ci nguur gi ñi ci ëpp du ñu wax katu dëgg bëccëg dañuy toog ba guddi ñi dem yoxoo si jël seen enveloppe ñoom ñooy tas liggéey bu salté boobu nga xam ne moom la régime bi di def sur le plan de la communication kon ndaw ñi xam leen loolu na sénégalais xam loolu foo dëgg tey ci situation buñ toll nii waaye Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xam ñaar dañuy fen toj nañ Sénégal fukki junni yoon bopp te ñay wax loolu ñoom ñii ay complice lañu ci complot yi ngeen di gis nii kon mbir mi leer na parce que gis nañu fii 31 décembre Akimo télévision yi menace Akimo télévision jënd temps d'antenne bi yëpp kenn du wax loolu rek doy na pour frinde pour ngeen xam yan façon xeetu nit ñoo yore Sénégal est-ce que démocratie bi dañ ko bàyyi mu suux est-ce que duñu jox xeex suñu yelleef est-ce que réew mi Sall la sant balaa Macky Sall Senghor la woon Abdou Diouf Abdoulaye Wade tey moom suba keneen lay doon parce que du moom mooy pouvoir yàlla moo ko yor yàlla buur bi mooy buumi bu lay jox kenn mënu ci dara waaye bu koy jëlit kenn mënu ci dara lu mu leen jaral war na jaral askanu Sénégal lu ko ëpp parce que mënu leen dund ci benn réew jeunesse bi ak peuple Sénégal réew moo xam ne yàlla def na koom-koom ci suuf si réew ma am na pétrole réew mi am na or réew mi am na zircon réew mi am na fer réew mi am na aluminium
réew mi am na bauxite réew mi am na jën réew mi Sénégal am na 3000 heures ensoleillées réew mi am na suuf si baax na lépp baax na ba pare sénégalais di dëkk ci coono di ndóol soo añee doo reer soo reeree doo ndëkki soo ndëkkee doo añ boo feebaree doo mun faju boo soxlee ndox mu sell doo ko am bu sa doom bu bëggee jàng du mun jàng soo feebaree doo mun faju soo bëggee tali bu doo ko mun dox ñoo loolu yëpp ñu ko teg ñan la mooy xeetu politiciens yi nga xam ne ñoo téye réew mi en otage tey dem juróom-ñetti at mënuñu bawuñu yàq réew mi yàq jikko yi dugg ci kër diine yi tas ko tasaaraat ko corrompre kër diine yi corrompre justice corrompre armée tëdd ci alal réew mi te ñoom barki dem bépp ay baadoolo lañu ay locataire lañu taxi sa amuñu koon pour ñu mën la tey ñooyu ñoo ŋànk réew mi ber askan bi mel ni ay bàyyi ma di leen sàmm mel ni ku yore bàyyi ma tey apartheid bi Afrique du Sud dund bi sénégalais di dund moo gën a métti kon lii koy war a dindi mooy taxaw am ful ak fayda xeex rek moo koy dindi bu policier jëlee seen grenade jël leen seen xeer ak seen cocktail monotone jàkkaarloo ak ñoom ku ci nekk na nga yore sa bidon ndox fu ñu leen dóor grenade ngeen sotti mu fay bu ñu leen sandee grenade boo ñemee da ngay jël grenade delloo leen ko ngeen yore seen xeer yore seen morceau takk ko tooyal ko takk ko yore seen bouteille essence cocktail foo leen gis Total taal leen foo leen gis Carrefour taal leen foo leen gis Auchan taal leen intérêt français moom ci biir réew moom na jeex na dagg ci région yi yëpp nag parce que problème yëpp France moo ñu ko teg France moo teg loxoom ci suñu koom-koom ànd ci ak yeneen doomu Sénégal ñi nga xam ne gëmuñu seen bopp ñu complot contre askan bi xeex boobu dañ ci war a taxaw jihaad la gaañ jihaad ñun dañuy jihaad dañuy jihaad na ko sénégalais xam na ko ñëpp xam ku xeexul ñi xeex dal sa kaw ku xeex ñi xeex dal sa kaw parce que ñoom tey fu ñu toog nii dañoo jaaxle jànn xeex xam nañu yoruñu dëgg bu problème bi amee ba léegi Adja dañ ko nëbb ay waajuróom mënuñu ci jot sénégalais mënuñu ci jot Adja mënul wax dem ba jaaxle moom mi Adja sa victime la tey bu doon tey démb noonu tey du ci dugg parce que elle regrette léegi ñan ñoo koy remplacer ñan ñoo koy garder ay akaara ngam bip pour lan bip di garder Adja ban valeur la Adja am xanaa Adja du sénégalais citoyen sénégalais ban rang social la Adja am lu tax ñu koy garder lu tax Adja jënul ba léegi nguur gi dafa ragal Adja wax loolu la loolu rek la du leen parce que xam nañu dañuy fen nekkuñu ci dëgg nekkuñu ci yoon benn ñaar seen kayit yi ñuy forfale naan ay ñuy ñoo bokk ci MFDC ay dul la parce que fa ñu yóbbu di defar kayit yi ñooñu sax ñoo leen yoxoo si woo nit ñi wax leen néeg bi ñu aménagé pour dugal fa Ousmane Sonko pour poisonner ko loolu yëpp dañ teg diil yi day feeñ sénégalais ñoo war a yeewu te xam ne réew mi ñu ñëpp ko bokk bu doxee pour ñëpp la bu doxul pour ñëpp la tey pour même pour nga jaamu yàlla ci biir Sénégal sax dafa métti xool leen li ma leen waxal daara yi ñu agressé leen daara yi nga xam ne depuis suñu maam daara yi ñu ngi fii daara yi ñoo defar Cheikh Amadou Bamba
daara yi ñoo defar Maodo Malick daara yi ñoo defar Baye Niass daara yi ñoo defar Mamadou Lamine Dramé daara yi ñoo defar ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba ñu egsi fii tey ci régime Macky Sall daara yooyu la ñu ne daara yi dañ ko fi jëlee kan la ñuy xeex diine l'islam ñoom mënuñuy xeex diine l'islam moo tax lépp lu ñu dugg rek ci safaan la ñuy def te fépp fu ñu dugg safaan di ko complot yàlla weer la tey imaam yi di tey tey ustaas yi di tey bugg a saxal góor jigéen ak franc-maçon ci biir Sénégal mu am ay sénégalais yu fippu yu ak seen projet ñu ne du fi am sénégalais yi ñoo war a xoolaat seen bopp rek te xam ne yàlla dëgg rek lay at te nañuy wax dëgg te yàlla tax di jëf dëgg te yàlla tax di dox dëgg te yàlla tax réew mi ci dëgg rek lañ ko mën a tabax ci dëgg rek réewum Sénégal kenn du ko tabax ci fen tubaab bi sa seen réew tabaxuñu ko ci ay duul dañ ko tabax ci dëgg ñun ñu bëgg a continuer di bëgg a tabax Sénégal ci fen ak noon mu tane dañuy waxante dëgg c'est pas possible c'est pas possible du jàll moo tax résistance bi ñëpp la soxal ay frappe dégage je salue en passage plateau mouvement bi ñu teg nii le peuple na ñëpp wuy si aar li ñu bokk na ñëpp wuy si ci le mouvement plateau bi ñu teg nii le peuple pour jàkkaarloo na ñëpp wuy si te xam ne ku ci jógul bu ñu paree sa kaw la ñëw Macky Sall su paree ci fii seen kaw la dal lay dal si kenn du xaar nag ba mu ñëw di dal ci kaw nit ñi non 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 dañ koy freiner demel na waaw te xeex bi warul sedd bu yeboo ñu ramasser pono yëpp ñoom ñoo xam fii jihad la ku fi dee àjjana nga jëm barke Nabil Moustapha parce que ñoom ñoo samp franc-maçon ci biir dëkk bi andi góor jigéen ci biir dëkk bi te xaraam na te yàlla xeex na leen l'islam rëbb na leen bu ñu leen di xeex dañu leen jëlee foofu góor jigéen ñi ak franc-maçon yi jàmbaar waaw jihad la parce que kër sëriñ si kenn nangul wax ñu ngi ne pat kenn nangul wax mel ni doomu laayeen bi laa gis xalif laayeen mu jënd wax ak waa Ñaseen yi ak xëy na xalif général Touba bi nga xam ne wax na kii ak ñeneen ñi jënd Touba di riposte xeex bi xeexu ñëpp la te gëm naa nit ñi dëgg bi mu ngi suñu te yàlla mu ngi ànd ak ñun kon sénégalais bu leen reculer bu leen arrière bu leen kenn nax tey nguur gi dañ ko téye ci benn point boo xam ne buñ ci téye rek mu daanu buñ ko téye rek mu daanu suñu résister une semaine bu ñu résister ci xeex bi une semaine Macky Sall daanu amul 2024 parce que suñu téye xeex bi pendant une semaine kenn demul kenn tar kenn xëyul kenn liggéeyul boutique ubbiwul dara ubbiwul foo tourné réew mi di takk xeer yi di dal intérêt français fu mu nekk ngeen songu ko ñoom député yi ñu wote loi bi ngeen attaqué seen kër yi ñoom ñëpp bu ñu leen terroriser pendant une semaine régime bi daanu mbokk yi xeex da nga koy mën xeex day saf mondial fii laxu amu fi parce que ñoom laxuwuñu ñoom fang lañ ko def dañoo fenn nas seen complot bëccëg ndar kam pour faagagal nit ñi waaw kon nañu taxaw bëccëg ndar kam jàkkaarloog ñoom lu waay man rek na nga def parce que c'est une guerre discours yi ak conférence de presse yi doy na fii intellectuel amatu fi place fii résistance moo fi am te résistance droit du peuple la mu ngi ci constitution bi ñoom gënuñu ndey gënuñu bàyyi kenn moomu ñu réew mi dañoo salfaañi suñu institution yi violer loi bi ñoom ñooy violer utiliser armée xam nga kooku ragal a koy def de tapet
mooy def loolu ñoom ñëpp ay buxat lañ bu peuple résister une semaine tambour battant wallahi Macky Sall daanu gaañ secret baa ngi nii te bu leen ànd mukk am masse tas leen jeunesse bi boo leen jëndee tas leen ay groupe koñ-koñaati fi nga xam ne oto mënu fa dugg. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.